mais également mu ngi nekk tamit président commission finance et transparence PCS Jéngu Tabax parti boobu nga xam te ni Boubacar Camara moo ko jiite. alors monsieur Kane ñu ngi am mbégte gu mag a mag di la dalal ci jotaay bi nga xam te moom lañ tuppee bët set. waaw salaamaaleykum waa plateau bi. maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di rafetlu invitation bi. di baalu ak ñëpp profité ci occasion bi aussi di la féliciter ci liggéey bu rafet bi ngeen def ci Sénégal. di nuyu internautes yi. voilà vraiment di baalu ak Sénégal yàlla dindi fi mbas bi. ñëpp dellu ci seen sago. alors comme ni nga ko waxee ñaan yàlla mu jëlee fi mbas mi nga xam te ni fan yi gis nañ ravage yi nga xam te ni mu ngi koy def ci biir réewu Sénégal lu ni mel dem jamono ji nii sax ba jur njàqare armeel yi ñu ngi naan fees na feesul nit ñaa ngi ci ñàkk seen bakkan nit ñaa ngi contaminé wu ci Covid 19 yéen waa Jéngu Tabax lan mooy seen taxawaay ci Covid 19. waaw ñu ngi sànni xeer sànq naan dañuy waa Jéngu Tabax ak intelligence ah. waaw donc moo fi taxaw tey Jéngu Tabax avec intelligence. effectivement voilà donc ñun vraiment dañuy gis nañu li fi am. lu regrettable parce que tey jii Sénégal fu mu toll nii. ñi naan da ngay yeewoo sa kër. dem fanaani ci cimetière c'est regrettable. ñu demee ba ñu naan armeel yi à ce rythme. dans 2 ans Saint-Lazare fees dans 2 ans. Yoff fees. minimum ñu ne 30 morts la ñuy commencer par jour loo xam ne mosul am ci Sénégal. donc ma jàpp ni tey jóg dafa jot ñun nag bi ñu jógee yàgg na ñun intelligence PCS Jéngu Tabax. parce que soo xoolee dañu arrêté woon sax suñu activité yëpp par rapport ak mbas mi moo ko waraloon. ñu def ay réunion sur Zoom ak yeneen donc visuel rek lañ ñoom defee suñuy activités yi. donc ñu xeex jàpp di def sensibiliser population bi mais li ñu gis mujjee bi maanaam bàyyeeku dafa am bàyyeeku bi fu mu amee mooy fi mu ci haut niveau la donc sénégalais yi yëpp àndoon nañ ci xeex bi. ñëpp koo gis mu ngi sensibiliser ak seen propre moyen. reyante état joxul kenn moyen parce que xam nañu ni feebar bi am na. ñuy jàppale état. mais état boobu ci boppam moo jékki-jékki démissionné. d'accord waaw donc état boobu mooy loolu nag lu regrettable. état na la démissionné parce que état quand même moom jëloon ay mesures yoo xam te ne tegoon na ko ci biir réew mi ñu bëri ci askan wi génn ne état li ñu teg dafa tar dafa métti confinement bi dafa tar couvre-feu dafa métti nañ ko teggi takk masque yi kenn takkatul sa masque état foofu lan moo ci yoonam. waaw mais état dafa war a fort. état soo jëlee décision nekkul parce que état da ngay toll benn niveau d'information boo xam ne population bi. lu muy waxee warul bokk ak état ni muy gisee. donc état pour man ñun dañu war a am un état fort boo xamante ne tey parce que mbas du yëfu caaxaan ay nit ñooy ñàkk seen i bakkan liggéeyi commerce yi entreprise yi daanu lépp économie bi taxaw mais loolu liggéeyu état la boo xamante dafa war a weñ loxo nit ñi bien que mu def ay sanctions mais c'est pas que nit ñi dañoo ñaxtu rek dama war a bàyyi li may def nit ñi dee. dafa bàyyi nit ñi dee. waxoon na ko fi ne dañu war a dëkk ñun waa PCS Jéngu ñu ne corona du dëkkandoo. corona du dëkkandoo donc du ñu war a mooy def takk suñu ceinture ñun ñëpp ñu xeex ko mu jóge fi mais dañoo jàpp ni état lépp moom la parce que tey état dafa war a nekk un état responsable mais li ñu gis ci ñoom irresponsabilité totale. d'accord alors bu doon tey jii jàngu moom mooy dogal di buur ak bumbi lan lay def lu concret loo xam tey ni quand même dina tax ba mbas mi wàññeeku wala mu jóge fi. waaw mais respecter les mesures barrières parce que dafa am ñu fi nekk xam jàng ko xam ko ñooñu nee nañ nañuy takk suñuy masque. nañuy éviter rassemblement nañuy def gel nañuy moytu di génn bu amul solo mais ñun nañu essayer respecter loolu moom ma fi nekk parce que feebar la boo xam ne yàlla moo ko fi andi kenn xamul lu ko fi andi vaccin yi ñëw nga dem vacciner wu donc amul leneen. loolu vaccin yi gis nañ fi biñ ko fi andee lan la sénégalais wax demuñu vacciné wu ba léegi am na ñu ci bëri demuñu vacciné wu. man de dem naa vacciné ak sensibiliser naa finalement gis nañ lan la njiital réew mi wax buñ vacciné wul mu dem mayee ji ko loolu aussi lan lañ ko fa mën a reprocher. waaw mais parce que xanaa du ñu dem dàqee nit ñi di leen di yeew di leen di piqûre. non xam problème bi mooy tey jii parce que boobu nit ñi am nañu dégg-dégg bi jom parce que Sénégal mooy lenn day am du ñu bàyyi spécialiste yi wax. ku nekk lañ jom invité ci télé yi muy wax ci vaccin yi lii fekk li ngay wax xamoo ci dara ba population bi ragal donc population bi dañoo ragaloon parce que aussi tamit li ñu lay piqûre mu dëm sa yaram donc da nga war a xam lan la
donc su vaccin amee dañu war a bàyyi spécialistes yi ñu ñëw wax ak population bi ne leen lii la ak lii ak lii ak lii vaccin bi ñuy piqûre maire yi pour ñu dem màkk ñu ngi koy piqûre sans problème. mais dégg naa presque c'est la même chose benn médecin nee na ma c'est la même chose presque. oui nee na ma presque c'est la même chose donc il faut que. yow vacciné wu. vacciné wu naa def naa sama ñaari dose yàgg na donc du ma xaar parce que dafa am loo xam ne sama vie la du ma xaar état di ma guider du ma xam sama papa di ma guider damay jël sama responsabilité man personnellement def ko. d'accord donc il faut ku ci nekk jël ses propres responsabilités instant yi loolu moo fi nekk waroo basé wu ci état parce que gis nañu ils sont irresponsables waroo basé wu ci leneen ak leneen donc yow yaa war a xool ni sa vie ak say njaboot nga respecter les mesures barrières. d'accord Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam te ni moom lañ dénk wàllum wér-gu-yaram fii ci biir réew mi nan nga gisee yorenam ci mbas mi. bon man de mënuma wax ni deful dara mu ngi def ay jéego mais gis nañu ni des na lu bari waaw. parce que tey jii bon gestion bi gis nañ ko Covid bi avancé wul. dañuy def 2 pas en avant def 3 pas en arrière donc tey jii gis nañu c'était bariwul hôpitaux yi fees da dell 1000 milliards yu ñu jëloon pour fonds Covid bi fan lañ ko dugal yaa ngi gis hôpitaux yi ñu ngi ñaxtu médecins yi nga xam ne dañ leen war a féliciter. En avance nga xamante ni ñu ngi def liggéey bu am solo ñu ngi naxtu parce que jotaguñu seen xaalis donc xaalis boobu ñu génnoon fonds boobu ñu jëloon anamu donc dafa des évaluation dafa des lu bëri dafa des donc Sénégal dañu dul évaluer loolu mooy problème bi. dañuy bàyyi ku nekk mu def loola neex mais dañu dul évaluer il faut mu am évaluation teg nañu un budget. pour lii gis nañu loolu doxul mais il faut ñu évaluer. nga foog doon toon gën a baax ñu teg foofu. ma quand même kenn koo xam te ni expert lay doon ci wàll wi comme par exemple bu ma jëlee exemple kii ñu nekk professeur Seydi ak équipe am ñoo xam te ni quand même ñu am xam-xam lañ ci wàllu mbas ñu yor lépp jëm ci wàllum gestion Covid 19 fii ci Sénégal. bon wala ñu mel ni Sénégal suñu problème loolu la l'homme qu'il faut à la place qu'il faut amu fi ñu toll nii li fi nekk rek méritocratie amu fi xam nga lan moo fi am. da ngay politique. ànd nga ak buur ñu teg la fu la neex du ñu xool sax fi ñu la teg ndax say compétence foofu la nekk wala nekk fa donc loolu dañ ko war a xoolaat dafa am loo xamante ni dañ ko war a jox ñoo xam ne ñoo ko xam. d'accord lii feebar la mbas la boo xamante ne dafa ñëw tax nañ ko jox spécialistes yi ñi nga xamante ne soo gisee ñoom dañ dul wax peut-être dañuy naan droit de réserve moo leen téye. mais man gëwuma droit de réserve parce que dañu war a wax ñii ñu ngi démissionné ñii ñu ngi bàyyi ñii nga doon wax déggatoo leen xamatoo fuñ dem. yooyu yëpp dafa jaxase xelu nit ñi. dëgg la dafa jaxase xelu nit ñi te ñun du ñuy poser les vraies questions parfois état daf ñuy tourner damay ciblé wàllu opposition bi dañuy tourner rek ñu leen di topp ci seen mumbaay mais dafa y a des vraies questions yoo xamante ni il faut que opposition bi aussi di ko teg ci table bi di ko poser. d'accord kon yow bu ma la déggee bu baax a baax da nga jàpp ne foofu ñu delluwaat ci mesures yi nga xam ne moom lañ jëloon moo xam ay confinement moo xam ay ñu respecter mesures barrières yi ku ko respecté wul jël ay daan teg la ngir mbir mi wàññeeku actuellement. bon pour man confinement sax c'est trop dur. donc parce que suñu économie moo ko attanatul mais ñu jël respecter mesures barrières yi imposer Sénégalais yi ñu def ko parce que gis nañu fi ñu toll nii suñu dugaatee ci confinement suñu économie attanu ko. mesure barrière moom bu ñu ko waxee xam nga dina xaw a yéeme lool dëkk boo xam te ni car rapide la ñuy gën a jël Njaga Njaay la ñuy gën a jël Tata la ñuy gën a jël marché yi bés bu yàlla sax ñu cay dem foofu mënoo fa fexe ba ñu respecter ay mesures barrières aussi xanaa takk masque. waaw takk masque jël sa mais distanciation sociale moom du mën a nekk. tal sa masque di raxasu def yooyu donc vraiment Sénégal foofu la toll mënoo fi tëjati kenn parce que nit ñi liggéeyatuñu amatuñu entreprise yi tëj nañu ñu yoroon commerce seen commerce bopp daanu nañ donc foo koo tëj rey ko. d'accord donc Covid bi di rey. géej gi di rey. donc tali yi di rey. donc problème am na. alors ñu wax ci wàllum politique. wax ci li nga xam te ni moom moo nekk quand même sorti Ismaïla Madior Fall bi nga xam ne moom lañ fi dénk ci wàllum yoon fii ci réew Sénégal ginnaaw bi conseil constitutionnel sage daal di dàqee recours bi nga xam te ni kujje politique yi defoon nañ ko ci code procédure pénale ak code pénal bi moom génn na nee na amul benn irrégularité boo xam te ni am na ci wàllu woowu noonu yow ku koy jàppale nga ci mbir mi wala ku koy ŋàññ comme ni ko ñenn ñi defee la. non c'est que man su ma déggee sax ñuy wax Ismaïla nu mu tudd. Madior Fall. waaw damay xaw a découragé parce que tey jii pour man waratuñ ko sax tàllal micro ci pour man Sénégal dañu jàpp ni moom rek moo fi jàng loolu
xam nga kañ la ñu waroon pare di ko jox sax micro pour mu wax. bu mu nee moom tailleur de la haute couture la boo xamante ne moom. tey jii dafay tailler constitution bi nu mu ko neexee donc pour patron am donc kooku pour man waratuñ ko poser sax ay questions parce que fu ñu toll nii lépp lu muy def c'est pour son patron donc man gëwuma ko te du ma ko déglu. d'accord donc jàpp naa ni moom ay argument am c'est pas objectif. d'accord c'est pas du tout objectif. d'accord alors par rapport ak li nga xam te moom moo jëm ci dossier boobu noonu mu nekk wàllum juge wala sax ñi nga xam te ne ñoom ñoo nekk foofee ci conseil constitutionnel nee nañ nombre bi ñuy siéger actuellement nii. amuñu quorum motul. amuñu quorum parce que ñaar ñi dañoo dem retraite kenn ki dafa génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm donc loi bi li mu wax mooy peut-être suñ fi nekkoon ñu am excuse yu leer ñu xam ne kaat yi ñëw nañ taxaw laa ñu ne am nañu quorum mais ñii dañoo retraité kii génn àdduna donc la ñuy xaar boobu ba tey tabb ñeneen donc ñoom kaat amuñu compétence pour toll nii pour statuer. d'accord amuñu compétence pour statuer. d'accord mais bu ñu sukkandikoo si ñoom yàgg conseil constitutionnel yàgg naa quand même statuer ci ay nombre nga xam te nii du mot au complet. waaw mais da doon fekk ñooñu nekk ci biir conseil constitutionnel bi 7 la ñu waroon doon mais léegi motuñ 7 donc 4 lañ. waaw dañu absent ñii dañoo dem retraite kenn ki dafa génn àdduna donc ñooñu mënatoo leen compter foo leen di compter te donc 4 lañ donc ñooñu valable ñu. d'accord donc mënuñu statuer te problème Sénégal mooy il faut que suñ demee ba conseil constitutionnel saa yu waxee nit ñi ŋàññu ko saa yu waxee nit ñi duñ ci ànd ñu leen tuddee woon les 7 charges mais ça cause problème ñooñu dañu waroon di wax ñoo xamante ne suñu waxee ñëpp dal mais ñooñu fu ñu waxatee kenn gëmatu leen te saa yu ñu waxee problème élection la donc c'est grave. lii bu jëmee kanam nga foog li ñuy ruumandaat troisième mandat troisième candidature est-ce que du dem ba dëggal ni le président Macky Sall am na ak yelleefu quand même postulé wu comme troisième candidat. non mais li muy def nii loolu lay nduru li muy def nii loolu lay nduru parce que wax nañ ko ñun suñu parti statué nañ ci. Macky Sall amul droit wu troisième mandat du dara amul droit wu troisième mandat parce que def na 2 mandats bii mooy dernier mandat wam donc ñun wax nañ ko. léegi nag moom su bëggee forcer ne day def 3e mandat lu mu ci góobe gar ko. lan la ciy góobe. ah je sais pas xam na. yéen lan ngeen di def. jéngu rek. jéngu. parce que yéen dañ leen dul dégg ci dara man moom vraiment. waaw xam nga jéngu yi seen jéngu ngeen di jéngu yëpp. waaw mais maanaam gisuma leen ci lenn loolu ngeen jéngu. suñu jéngu bokkul ak peut-être taxaw di toj di yàq di lakk mënuñu ne dañuy jël réew ba pare di ko lakk wala di ko yàq. kon àndoo ak ñi manifester di lakk ak taal ak. non. ànduñu ci mais nag manifestation souvent faw mu am yàq mënoo ko maîtriser. mais ñun dafa am nu ñuy jéngoo te ñu ngi nekk di ci liggéey di sensibiliser population bi di wax ak ñoom di ci liggéey. waaw donc ñun suñu jéngu yaakaar naa ni jéngu boobu la. d'accord voilà alors fan yii ñu génn seen njiit di Boubacar Camara jéngu na bind ab bataaxal boobu noonu mu mel ne da ci wax yenn ci jafe-jafe yi nekk ci biir réew mi. loolu mooy lu ni mel moom lan moo leen incité ba ngeen. mooy yàgg na ko def moom nekkul opposant boo xamante ne ni toujours day xarab di rab ñun suñu style de politique noonu la ñun toujours dañuy joxe solution. du ñu xaar solution yi ñu yor ba nekk au pouvoir pour di ko joxe soxoruñ ci bañ nañ ko ba suñu génnee suñuy solution dañ koy sànni ci internet bi ku ci nekk mën na ko njëriñoo. d'ailleurs bi ñu génnewee suñu génne woon na fi 33 points génnewaat tumbi 19 points. pratiquement Macky Sall jël na ci presque ay 20 points. yoo xamante ni ci traitement wu. dafa copie collé. comme lan ci. bari na. jox ma ci ñaar. non tey jii bi ñu waxee ci wàllu école. école yi. soo xoolee nga lire tumbi 19 bi ñu dem ci école ni ñuy doxalee ak xale yi. ci wàllu jël seen mesure barrière yeeg affaire yooyu def na ko réussir touché na ay masque jox xale yi gel affaire yooyu wax na ko def na ko. bëri na ci ay points yoo xamante ni da ko tibb si ñun. da ko tibb si yéen. d'accord alors kon su ma déggee bu baax a baax yéen am ngeen ay ambition quand même ci biir réewu Sénégal. en 2024. da ngeen bëgg a postuler comme dañuy postuler incha allah loolu la ñu bëgg suñuy ambition loolu la. ku leen di woteel. ñun. sénégalais yi. lan ngeen fi teg loo xam ne dina tax Sénégal parce que yéen quand même parce que xam nga lan moo tax ñun suñu ànd politique bi ñuy ànd man tey jii soo demee fi ma dëkk xam nañ ma
président Boubacar Camara est entouré de leaders yoo xam ne ku ci nekk fi nga dëkk soo demee xam nañ la jarul moom ñu koy xam man la ñuy xam man fi ma dëkk man la ñuy xam. non mais yow mii moom boo siiwee tamit kiiwul de. waaw mais siiw naa fi ma dëkk. fa nga dëkk est-ce que mën nañ la fal est-ce que aussi tamit. nekkul ne Sénégal waaw souvent dañuy posé ay problème li may yóotu ne man dama bëgg a nekk président dama xam li may yóotu man sama fu ma dëkk mun nañ ma fal soo duggee Grand Yoff ne Ibou Kane xam nañ ma. d'accord. nit ki balaa ngay yóotu fi nga taxaw dëggal li may yóotu man ci Grand Yoff waa Grand Yoff xam nañ ma. d'accord man nag su ma dajalee Grand Yoff keneen dajale feneen keneen dajale fee mun nañ fal président Boubacar Camara. Grand Yoff. waaw loo fa def lu tax ñu lay war a mën a fal. mais Grand Yoff bëri na lu mu fa def. comme. non xam nga tey jii Grand Yoff. non pas xam nga ne ma lii ak lii laa fa def. non bëri na. waaw comme lan lu concret. xamoon nit di wax ci mbaaxam wala li muy def dafa jafe non c'est que tamit c'est que xam nga tey li nga xam ne yaa ko def yow yaa waroon def sax loolu en avance soo yoree invité nga war a dem xool ni kii lan la war a def mais man su ma ko waxul yow ñu ko def nga wax depuis plus des années et des années man tey jii maa ngi école su tëjee chaque année dinaa def daara vacances boo xamante ne ni man maay jël ay oustaz di leen fay ñuy jàngal xale yi gratuitement bañ xale yi taxawaal daara oustaz ngay jëlee réew mi ngay jëlee ngay fale bokkul bëri na bëri na lan nga bëgguma def je suis pas au pouvoir je suis un chef d'entreprise lan nga bëgguma jël sama xaalis di ko def lii di ko def lii maa ngi def de mon mieux te maa ngi def li ma war a def te gis naa ci avancement. waaw d'accord alors. yoruma caisse noire caisse weex. soxna Aïcha bismillah. Mañoon yaa ngi sonal suñu invité. non mais non waaye bi daa lekk graisse donc mënul yëngatu métti bi te xam nga tabax daa laaj force. donc comme on nañ contentement bu baax a baax ñu bàyyi rek ci plateau bi ñu dugal ci seen waxtaan ak seen laaj di ko. waaw jërëjëf Aïcha waaw Amel kii nu mu tëddee Njoon. Mañoon waaw Mañoon da ngaa bëgg a sonn xam nga sa waay tamit li mu la wax dëgg la amagul ko nekkul maire. nekkul leneen loo xam ne xëy na à travers ay sensibilisation ak ay yenn daara yooyu muy def c'est très important. c'est très important man na bëggoon naa xam nag. mu def ci lu gën a yaatu ak si yeneen volets yoo xam ne côté social la wala côté éducatif ak yooyu. nga xam ne au moins. xam naa ne gaa moom mënut gagné Grand Yoff gaa waaye. yuuxu dina jóg fu mu ji. yuuxu dina jóg fu ñu ko foogee. voilà man si côté Covid bi un peu laay wax ak yéen opposition bi. par rapport ak vaccin yi tey vaccin fi mu toll nii ak ni ko nit ñi ragalee yéen dafa mel ni lépp yéen a ko joué. luy njiig njaag yéen ay njaag. ñaan opposition bi. yéen opposition bi. lu tax nga wax loolu. opposition bi koo fi mu ne la du ma vacciné wu ku bokk si man du ma vacciné vaccin yi baaxut ni dem ci télé yëpp di ko wax. man de vacciné wu naa. lu tax defu leen yéen tam yéen. ñi nga xam ne yéen waa jéngu woowu leen sensibilisation woo seen moromu pouvoir bu opposition yooyu. ne leen yéen li ngeen di dax ak li ngeen taxawee. du taxawaay bu baax du taxawaay opposant bon xam nga ñun tey man li ma mën a wax sam bopp laay wax. soo demee xaar yàlla créé nañ fa stop corona xaar yàlla. stop corona xaar yàlla. di ci def liggéey bu am solo maanaam xaar yàlla du am corona. stop wala stock. stop. ok. voilà stop moo tax ma tiit kat. là déjà c'est un. ñu ngi ciy def di liggéey bu am solo di sensibiliser chaque jour di jël ak suñuy propre moyen ay masque ay gel di sédd soo demee jumaa yi nekk xaar yàlla ak grand. bu ci nekk teg nañ fa fu ñuy raxasoo di leen jox ay masque vendredi suñu équipe yi ñooy dem taxaw kuy ñëw ci jumaa yi ñu donc ñun ñu ngi def nit ku nekk nag li nga mën a def mooy fi sa moyen yem. fu sa doole toll. donc tey su dee lii laa mën ëllëg su yaatoo peut-être dinaa mën a dajal mais pour le moment fi sama doole yem fa laa yem. kon opposition bi àndoog ñoom ci seen taxawaay. non mënuma ànd ak c'est pas que opposition laa rek damay ànd ak ñoom ci lépp ñun du ñu opposé noonu. ñoom suñu jëlee responsabilité ñoom du ñu pikiiru loolu ñoom seen problème la mais ñun waa PCS Jéngu déggoo ñu jamais ñu ne bu kenn pikiiru bu kenn def lii bu kenn d'ailleurs dañ nañ ko ba dañoo taxaw soutenir li président waxoon par rapport ak les gestes barrières parce que feebar la. mais seen militant est-ce que def ngeen ay discours def ay. si dañ koy def ñëpp ñu dem pikiiru. dañ koy wax suñu demee ba réunion tuñu donc lu sérieux la. d'accord suñu demee ba defuñu ay réunion lu sérieux la. yéen membre yëpp vacciné wu ngeen. man de sama bopp laa
peut-être nit ki nag moom sa bopp nga mën a wax. mais ñu ngi sensibiliser les gens ci biir groupe yeeg ak tout suite pour ñu dem vacciner wu man chaque jour ma woote. ne utal nit rendez-vous pour mu dem vacciner wu. mais ci beneen wàll bi si wàllum sensibilisation wala mbirum opposant sax dafa mel ni ngeen di opposé mais maanaam dañuy xool pouvoir bi lu mu def rek lu bon ñu jël si lu bon pour exposer ko di ŋàññe à la place au lieu que ñu dem di def ay actes yoo xam ne population bi dinañ xam ne lii ñuy def opposition bi ñu ngi def lu kii mais dafa mel ni daal yéen. mais yow da nga bëgg a xañ suñu droit d'opposer. waxuma déedéet waxuma bu leen léegi opposé mooy xool lu bon rek. ngeen wax ne suñu neexee mu def 99% lu baax ñu jël 0 lu bon yi di ko ci critiquer. parce que suñu devoir la ñu nekk suñu rôle d'opposer. léegi daal yéen yaakaar ngeen ne loolu moom ngeen di. non mais opposition la contradiction moom mooy tax dëkk di dox. à la place ça entraîne le développement. à la place yéen du ngeen proposer dara. si dañuy proposer yoo xam nga ni chaque jour si proposition. waaw mais nag loolu moo minime kenn gisul li ngeen di proposer. da ngeen di amuñu caisse noire toujours ma wax la ko ñun dañuy def. def proposer ak def du benn proposer ne lii. mais ñu ngi proposer xanaa yow peut-être dañuy suivre mais ñu ngi proposer. lu ngeen proposer ñu ngi proposer. fan la proposition fan nga bëgg muy am lu dul di sensibiliser les gens wala dañoo bëgg ñëw di forcer nit ñi ñu leen di solal masque ak def lu nekk. non pas mu ñaata masque pas ci Covid rek xanaa am ngeen ay projet de développement yi ngeen di. mais bari na chaque jour ñu proposer dañuy proposer mënul nekk mënoo ne da ngay politique te doo am des projets de développement c'est pas possible. ci wàllu élection yaakaar nga ne parrainage seen kii mën na ko réussir seen leader Boubacar Camara. non mais bii passé dañ ñu téye woon. waaw bii di ñëw ragaloo ñu. dinañ jàll non bii passé sax man ci commission électorale bi laa bokkoon. xam naa ni c'était pas logique parrain yi motoon na ñëpp xam nañu ci parrainage bi nan la demee woon. war ngeen lim bees ko. mais dañ ko romb bu am lu ñu téye. mais soo ñëwee dañ ko romb non dañu ñëpp xam nañu parrainage bi nu mu demee soo ñëwee yor say parrain ñun dañ ko doon contrôler sax. jëndoo leen. non mun fu ñuy jëndee parrain. ñoo doon defal suñuy bopp suñuy collecte. partout. d'accord mais soo ñëwee état teg des ndëgg sërëx yoo xamante ne yow mënoo ci rëcc ñu yuuxu ba sonn amuñu ku ñuy dimbale mais ñu toog. merci beaucoup Astou dugalal sa laaj monsieur Kane état bu. maa ngi lay dalal bu baax ci plateau bi. man moom li ma gënoon a intéressé moom mooy jéngu tabax bi. si laa bëggoon am information nit ki nga xamante ne mooy jéngu tabax kan la war a doon. waa jéngu tabax c'est un sursaut salvateur. maanaam tey da nga war a jëngu parce que tey ji nit suñu la nootee dañu war a weesu ci citoyen spectateur dem ci citoyen acteur parce que foofu lañ toll. yaa ngi bëgg a ñëw foofu laa doon wax. waaw foofu lañ toll quoi donc suñu ne parce que Sénégal tey jii da nga koy wax da ngay gis sax di waxtaan ak ay jeunes wax ak ñoom ñu am lu leen metti wax au finish sax nga ne ko am nga carte d'identité mu ne amul. awma carte d'identité wala xam ne donc. jéngu tabax bi c'est pour au moins nga jéem a jël sa destin en main bokk ci instance de décision yi parce que Sénégal dañuy gis benn lobby rek ñoom ñoo fi nekk bëgg fi continuer de père en fils continuer di dem donc nag jéngu tabax boobu c'est pour pouvoir génn ci noot bi ñu nekkoon nuqi pour taxaw ne enfin ñun ci réew mi lañ bokk dañuy dem ak suñu amuñu moyen mais dañuy dem ak suñu propre moyen ak suñuy propre xam-xam ak suñuy propre pexe pour essayer bokk ci biir mun a fexe nu ñuy soppee Sénégal. mais loolu yomb na trop de xanaa ay projet lay doon wala financement lay doon parce que nekkul ñëpp ñoo mën a jéngu tabax ñëpp foog nga denc as tuut pour nga mën a jéngu tabax exactement. non mais jéngu tabax bi c'est pas obligatoirement xaalis. du xaalis du xaalis jéngu tabax bi du obligatoirement c'est un projet de société. voilà c'est un projet de société. façon opposant boobu nag ma lay wax. bu ngeen ko defoon yéen ngeen def. mais moom la ñuy def affaire bi peut-être moo xaw a metti. parce que soo gisee tabax boo gis fondement bi dafay jël temps. ci la ñu nekk parce que sénégalais yi dafa am lu ñu tàmm. te da ngeen ci wéet tam dafa. waaw dañ cee wéet dafa am lu ñu tàmm maanaam koo ci seeti sax te débat bay ñibbi joxoo leen dara ñu ciipatu la beneen yoon soo ko woowee du ñëw. sénégalais yi ñoo parewul pour politique dignement parce que tey jii damay ne politiciens yi sax ni ñu mel population bi ñoo leen ko teg. population yi ñooy sàccloo politiciens yi ñooy dëngaloo politiciens yi ñoo leen di fenloo parce que tey jii yow lu ñu andi pour ñoom la ku ñëw taxaw kenn du ñëw ci dama ñëw ndax conviction. dama ñëw ndax Ibou yéen ñëpp a yem nag. non bul jàkkoon ñoo ñëw mënoo boo ñu boole parce que ñun nekk ku ñu ci instance de décision yi. boo fal woon fii. mais bàyyi ba ma falu nga door a wax loolu. bàyyi ba ma falu nga door a wax maanaam li nga wax nii. dama dalal ku nekk.
waaw mais wax ma lii. waaw nit ñi bokkuñu. 2 ans après 1 an après. waaw mais nit ñi bokkul. maanaam day soppeeku. waaw mais kooku nga wax man kan laa sant. nguur nee nañ day changer kii. non mais d'accord naa mais loolu dañuy bàyyi tey. peut-être pertinence bi mooy bés bu ma faloo nga ne ma yaa fi waxoon lii. bis boo faloo mais gëm naa ni man ni ma dem nii baar loolu dafa ma am soppi. léegi baar dafa am béykat ko. nañu baar nañu baar garaawul. merci monsieur Kane donc ma bàyyi Mati Diagne rek dugal laajam. merci monsieur Kane man sama laaj moom mooy yéen dañ leen gisoon au tout début seen leader ànd ak kii di Ousmane Sonko. ngeen dem ba ci fin 2020 ngeen tàqali ko ku nekk dem sa yoon lan moo leen taxoon ànd ak Ousmane Sonko ak lan moo leen xàjjale ak léegi yéen yan base ngeen am fan ak fan moo leen wan ne fii mooy seen base. ok bon ñun suñu ànd ak Ousmane Sonko mu ngi commencé si bi ñu bloqué ci parrainage bi ñu bloqué ne duñ dem élection ñu toog parti bi toog ñu statué xool programme Ousmane Sonko xool suñu programme ñu xam ne kii la ñu war a mun a àndal ñu ànd nag moom sans condition si la jëlee président Boubacar Camara def ko superviseur général donc loolu moo taxoon ñu ànd ak moom bokk ci biir coalition jot na di ànd ak moom di mais nag coalition boo gis coalition électorale la woon su coalition bi jeexee Ousmane Sonko dafa yor parti wam ñun ñu yor suñu parti luy yoon mooy ku nekk béy war sa waar dem liggéey soo leen waree àndaat ngeen àndaat. d'accord parce que mënu leen rek ne da ngeen di coaliser am ay ambition rek nekk ci continuer di liggéey mënul nekk ku ci nekk dafa am parti politique su élection jeexee ku ci nekk na dellu ci parti politique am liggéey ñun noonu la ñu gisee lii loolu moo tax ñu génn dem continuer suñu yoonu bopp mais amuñu benn problème d'ailleurs sax Ousmane Sonko ci boppam moomul woon coalition jot na moom it daf ci duggoon ñun bi ñu génnee le lendemain moom aussi dafa génn continuer liggéeyam ñun si la ñu génn créer tamit coalition bu tudd tabax donc ñu ngi nekk suñu liggéey. base yi. voilà seeni base. vraiment ñu ngi liggéey te gis nañu liggéey bi mu ngi avancé. Sénégal moom ñu ngi fépp. yéen ngi fépp. nee naa la yuuxu dina jib fu ñu ko foogee. ba ma dëkk rek gisuma ne ko. mais yéen a ngi fépp mais dégguñu leen tamit. waaw maanaam Kaolack sax amul foofu man de gis naa. bul déconné bul ne Kaolack amu fa ta bul wax loolu. fan la ñu ngi fépp ku leen fan nekkal. non xam naa dañoo néew rek waaye ñëwam. non néew ñu dañu bàyyi loolu xam nga fii Sénégal. tey jii soo teree wane sa bopp rek du baax. mais comme nee nga xaar yàlla taxawal ngeen fa stop corona taxawal ngeen fa ay jumtukaay yu ñuy raxasoo ay masque et tout ça donc maanaam xaar yàlla mooy seen base bu dëgër. man xaar yàlla mooy sam d'ailleurs école bi sax maay président bi. école xaar yàlla nga xam ne mooy école bi gën a mag ci xaar ci Grand Yoff. man maay président bi nekkoon naa président ASC bi aussi donc jàpp naa ni foofu. donc tu es proche de la population. je suis très très proche même de la population. kon baax na population xaar yàlla naa leen laaj. ñun nag seen doom. bañ xaalis bi yóbbaale la comme li nga wax sax comme xaalis gars yi moom foo nga bàyyi dara. donc ñu bàyyi Babacar Kébé dugal laajam rek. waaw man sama laaj day xaw a teg benn côté ci Mati fu mu daanelee. mooy coalition jot na ñu gis benn collaboration boo xamante ni doxoon na ci y avait des leaders yu fa nekkoon comme Boubacar Camara Ousmane Sonko et tant d'autres ay ci ay partis. mais xaajaloo bi ni mel parce que dañ ne lépp tey pour que opposition bi mën a am benn avancement bi bu mën a jàkkaarloo Macky Sall il faut ñu am benn sayoo est-ce que tey vous donnez le bon exemple par rapport ak benn coalition ba war a dox ci opposition bi bu ñu gisee xaajaloo bi ni mel. non ñun dañoo d'accordul woon ni opposition bi dafa war a def benn say ñun dañoo jàpp ni dañoo war a def ñaari say war a ñetti say pour mën a wër ndomb mbër bi. ok ñun suñu vision loolu la woon te ñoom après comprendre nañ ko soo doonee benn say. jàkkaarloog mbër bi mun na la gaaw ki mais soo dooree ñetti say ñii di dóor fii ñii di dóor fii di ngeen ko mën a war ndomb pour mën a am li ngeen jëm ñun loolu la ñu situation de renversé mbër mi est-ce que waru leen ndomb fi non waruñu ndomb moom loolu la yaakaar waruñu ndomb opposition bi képp ku yaakaar ni dañoo féewaloo yaa ngi ci erreur Macky Sall dafa gën a boole opposition bi peut-être dafa dul fës ni mais Macky Sall dafa gën a boole opposition mais da ko néewal doole non jàpp ma néewal doole sax boo gisee départ yi yëpp dem fekki camp Macky ba kay waaw mais loolu day gën a baax léegi képp ku waroon dem rek peut-être warul bokk ci train bi di waaj a départ
donc Mañoon on te laisse terminer avec sa invité. jàpp naa ni question yi tontu nga ko bu baax et que ñu ngi leen di xaar incha allah d'ici 2024. si jéngu tabax maa leen di invité ngeen ñëw. non avant 2024 local yi la ñuy gagné. waaw local yi Mañoon waaw dama Mañoon xam naa local yi moom dinaa la défier. local yi xam nga Grand Yoff moom vraiment Grand Yoff moom c'est le certificat d'échec du Sénégal. Adama Faye ngi fa de. c'est le certificat d'échec du Sénégal. Concentré de pauvreté, concentré d'injustice, concentré d'insécurité. Donc c'est triste. Grand Yoff moo tax ku fa taxaw di yuuxu rek te nga nekk ci kaw donc pour man da nga war a dem lem sa geen toog parce que rien changé wu fa. voilà donc ñun ñu ngi ñëw. d'accord ma ñu bàyyi la nga daanal. incha allah ci Grand Yoff. d'accord sa kàddu gu mujj kon la lay doon. waaw di ñaan yàlla rek mbas mi jóge fii parce que bloqué na dëkk bi loolu man rek laay ñaan yàlla pour le moment. parce que loolu moo ëpp importance leneen lépp lu ñuy def rek ci àdduna la. mais feebar bi ñëpp dellu seen sago ñëpp dem di liggéey normalement activité yëpp démarré man jàpp naa ni loolu laay ñaan yàlla te yàlla mën na ko def. wax sénégalais aussi ñu jël seen responsabilité bopp. bañ a déglu seen njiit yi parce que ñoom sont irresponsables man dama jàpp ni suñ demee ba président ne bu dem dikk dem ñoom mi ministre ñuy jël ay bus di évacuer donc jàpp naa ni ñooñu nekk ñu dégg ndigal. ñun nag dañu nekk ñoo xamante ni vraiment dañu dégg ndigal te gëm nañu ni. tey suñu respecter les mesures barrières. feebar bi war na fi mën a jóge. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. mu nekk Ibrahima Kane nekk président du mouvement intelligence citoyenne nekk président aussi commission finance et transparence PCS Jéngu Tabax parti bi nga xam te ni Boubacar Camara moo ko jiite kon soxna Aïcha may jaajëfal bu baax a baax soxna si madame Aïdara moom moo jaar fii. tey du Mamor. waaw tey du Mamor rek. Mamor a ñëw nag waaye madame Aïdara moom ma xotti lii ngay gis nii waaw defaral ma ko macha allah donc di ko ñaanal moom aussi. voilà di ko baalu ak di ko baalu ak li mu bëgg moo ko xam yàlla na la ko. allahumma amiin voilà. donc madame Aïdara si tissu bi Mamor élégance si ñaw bi ca ñaw bala ca caaya jala donc Mañoon ñu ngi lay remercier aussi di remercier sa invité bi nga xamante ni disponible na ñëw wuyu si lii di Seneweb précisément bët set donc ñu daal di yeggali rek comme niñ ko tàmbalee ci suba ba tey xam nga nag tey moom bët set bi dafay ala daw mi parce que dañoo lekk lu ñu bëgg daal xam nga ñun pël ñun dañoo bëgg ndawal bay jàpp instant bi ndoy lebu ba li ko dalal keroog ci jeudi ba biir bi di courir fi mu toll nii ndoy lebu mu ngay jaabante waaw marché wul parce que li mu fi toogoon di défier sénégalais yéen bët 7 heures yi moom ndoy lebu boo leen ko tegee bët wax leen ko ni li mu fi doon bàqu naa ñuy waa Sébikotane lii ak lii amul biir baa ngay courir rek donc bu ñu paree foofu dañu dem enchaîner directement ak ki nga xamante ni moom foo ko fekk moom mu ngi enquête di wër ay buzz fu buzz na mu dem wëri ko bëgg na kaa bëgg na sos bëgg na inventé